téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm ci seen xibaaru marax yi tey jii luñ koy fas yéene tàmbale mooy waajtaayu feetu tabaski ca marché HLM foo sànni mart mu ngi tax ndax foofu nit ñi ñu ngi fa fees dellu waaye seetlu bi moom mooy fexe nan ba seetlu ni respecté wuñu mesure barrières yi ndax ñu bëri ci ñoom takkuñ masque muy clients yi naka noonu ak commerçant yi daan ci ànd ci biir xibaar yi reportage bu Aïssatou Ndiaye. ginnaaw marché HLM fii ci Ndakaaru dañuy dem ca Kaolack foofu moom lu soxal kilifa yi mooy fexe ba askan bi nekk noonu ñi nga xamante ni dañ ñëw pour tukki ñu fexe ba sàmmonte ak digle yu kër docteur maanaam di fexe ba di def gel ci seen loxo yi naka noonu ñuy sol masque su ko defee feebar bi mën a wàññeeku bu baax a baax. ñetteelu pàcc bi nga xamante ni fës na ci bopp xibaar yi bokk na ci wàllum littoral bi naka noonu bande filao bu Guédiawaye mouvement bi di aar sunu littoral di ko sàkku bu baax a baax mu ñu lépp jëm ci wàllum caxat-caxatee bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci wàllum bande filao loolu yëpp bëgg nañ mu dakk te de bëgg nañ tamit kilifa yi indi ci ay leeral soo leen taaxiloo tuuti ñu faram fàccee leen lu gën a fës ci xibaar yi. mbokk téléspectateurs yi bismillah leen ci seen xibaaru marax yi fii ci ITV dañ koy tàmbali ak tamit marché HLM ndax tabaski am na nga xamante ni suba incha allah ci talaata gi nañ koy célébrer ñeneen ñi ci àllarba gi waaye sel bi moom mooy marché HLM nit ñi ñu ngi ñëw fees fa dell mais nag luñ fa nemeeku mooy ñu bëri ci ñoom respecté wuñu mesure barrières yi naka noonu tamit masque bi ñu koy sol foofu mën nañu wax ni dañ koy wàññi moo tax suñu naataango bii di Aïssatou Ndiaye naka noonu ànd ak Seydina Mbaye ci caméra bi amal nañ ci reportage ñu teewlu leen. mbir mu xumb lool ca marché HLM clients yi di xëccoo daw di wutali ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi kenn ci jaaykat yi ñu jot a dajeel moom mu ngi xamal ni mënul takk masque ndax day tax déggante bi du neex lool ak clients yi. comme dab rek clients yi moom marché bi day xat ñu clients yi ñu ngi ñëw waa ñu bëri ci kanam tuuti day gën a xat ñu bëri nañu bu baax mais njën bi ren moom dafa wàññeeku bu baax a baax muy sama saak ci kanam laa koy génne waa xatagul damay door a ñëw non dañuy takk marché bi moo xatagul dañuy dóoralal nii mais dañuy takk masque marché xat dañuy takk masque. keneen koo xamante ne xalaatul takk masque itam moom taxawal ab taabal def ko salon de coiffure di yëngu ci wàllum pose xef ak pose wee moom itam jàpp ni ngir déggante bi neex faaw rek ñu wàccee masque yi. moo tax ma tekk sama masque bi am na posal kii ba pare yow nga ñëw xam nga mun maa takk masque di wax ak yow loolu taxaw ma tekk sama masque waaye ñun bu ñuy def ñu ngi takk suñuy masque ñu feebar bi dañuy ñaan yàlla jële ko fi rek loolu la ñuy ñaan yàlla waaye ambiance bi daan na gën a dox ñu ngi ci pire gi xale yi daal ñu ngi def tendance moom. beneen jaaykat bu wute lool ak jaaykat yi ñu jot a dajeel moom mu ñuy xamal ni xalaatul dindi maskam donte day wax ak client. masque baa ngi nii sel baa nga ne waa di raxasu ba set rek takk say masque xool ni ngay def ak client yi rek te di ko wax ñëpp nag comme feebar moom yàlla def na mi ngi ci réew mi ñaan yàlla suñu borom jële ko fi rek ndax yàlla rek mooy wusal jàmm kon yàlla na suñu borom musal ba ñu mucc ci mbas mi. Aïd el-Fitr ñu gën koo xam ci tabaski ñu koy màggal fukki fan ak juróom-ñeent ak ñaar fukki fan ci weerum juillet atum 2021 fii ci suñu réew nag jamono yi nekk ci ay jafe-jafe lool jóge ci mbasum coronavirus. mu nekkoon reportage bu Aïssata Ndiaye ak Seydina Mbaye mi nekkoon ci caméra bi ginnaaw HLM dañuy dem ca Kaolack foofu nag ñi nga xamante ni moom kilifa yi lu leen soxal mooy fexe ba di ñaax askan bi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci troisième vague bu Covid 19 ndax jàpp nañ ni feebar bi nekk na lu doy waar moo tax lu jëm ci wàllum sensibilisation bàyyiwuñ ko ginnaaw su ko defee askan bi mën ci bàyyi xel bu baax a baax Kaolack Adama Sarr ak Assou Mbaye ñoo fa teewal ITV.
ñu ngi fii ci gare routière Liberté de Kaolack ñu gën kaa xam ci garage Dakar file nag ak ñetteeli vague jëm ci coronavirus bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk bile gare routière nag ñoo ngi xar seen tànk tubéy ngir aar seen bopp wante itam aar ñi di client yi. non motukaay yu ñu jël mooy comme bi passé nii rek bon loolu lañ mu jëlaat mooy ñu respecté mesures barrières yi di takk masque jël gel bon ñu ngi sensibiliser chauffeur yëpp ku ci nekk nga jënd gel dugal ko si biir oto client yi ku ci yéeg takk masque am nga jox ko gel mu raxas loxo yi bon jël nañ ay matuwaay ci tableau yi pour ñu def ndox ak poubelle ak mouchoir ak yëpp daal vraiment mesure daal yëpp ñu ngi ko jël nañ ko daal jël nañ ko depuis dem ci suba. dawalkatu woto bii di xamle sax ne day seeni oto bés bu yàlla sàkk lañ koy désinfecté ndax kat moo yor seeni teraanga. même su feebar nekkul sax ñun dañuy jël suñu matuwaay bopp waaw raxas oto yi ndax suñu kër kenn mënuñu cee remplacer suñu dépense ñoo ko yor ñun liggéeyuñ ci gouvernement liggéeyuluñu gouvernement waaw ñun heure bu ñu xëyee dañu am poste joxe dépense. Kéba Diop moom mu ngi jëm ba fa nga xamee ne moo di Thiès moom day nag mu ngi ñaan ñii di askan wi ñu daal di saxoo ak digalu waa kër docteur. comme docteur bi moo yëkkati gémmiñam te li ma wax moom taxul mu la ko wax ndax ñun su nañ takk masque yi nañ ko takk sàmmanteeg dogali ñaanale yàlla mu génne xaale ko jari ko foofu ndax kat lépp lu ñu tere yaakaar naa suñ jëmm a tax man mi takk samay masque ba ma feebar dalee dalul Macky Sall mën naa dem wàllu ko sama njaboot looloo waral ma takk sama masque xan sàmmante ak dogali docteur. ay fan yu néew des ñu màggal lii di jullik tabaski li nga xamee ne nag moo di dem ak dikk bi fii ci Kaolack jamono ji tar na lool. ci mbirum sensibilisation jëm ci wàllum coronavirus ak troisième vague bi nañuy dese ni ndax ki nga xamante ni moom mooy secrétaire général bu ministère bi amee wàllum infrastructure transport terrestre ak désenclavement di Aubin Jules Sagna mu ngi ñaax askan bi tamit ñu dem si jàmm ñëw si jàmm waaye tamit mu leen di muy sàkku si ñoom ñu respecter mesures barrières yi naka noonu Aubin Jules Sagna tey jii moo nekkoon ganu kenn askan wi fii si ITV di ñaax chauffeur yi ñu bàyyi xel bu baax a baax si entretien bu si seen oto yi ndax tamit roue yi des fois moom mooy indi accident yi ñu teewlu ki nga xamante ni moom moo di Aubin Jules Sagna secrétaire général bu ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. di wax ak Sénégal yi tabaski benn fan la ku nekk na dal nañu dal ngir yàlla nañu dal dem si jàmm ñëwaat si jàmm dem ci jàmm dellu si ci jàmm bañ a yóbbu feebar yi di ko jox suñuy mbokk loolu moo am solo gis nga transport ñett ñooy def accident lant parce que maa ngi déglu journaux yi seen avec vos collègues képp kuy ubbi ma ngi la naan accident à tel xam nga lu koy andi tey rek am accident am na ñaar xam nga lu koy andi benn mooy oto bi dee ko xool sànq dañu ne oto dafa ba këpp xam nga këpp bu li koy andi lu koy indi souvent excès de vitesse ak pneu yu bon yow sëñ bi Cissé yaa ngi jëndal sa jabar benn yére bu rafet bu jar 100 et quelques mille yow sa bopp jar 100 et quelques mille nga solal xale yi ba ñu rafet macha allah nga am xale bu am doole bu baax moo ngi jar ay 300 000 xëj na mais ba pare yow sa pneu bi nga xam ne jarul 50 000 doo ko changé dëgg yàlla nañu xool ak mbir mi nag te loolu dafay jur ay yaa ngi bëgg say njaboot kontaan waaye nag pour ñu la kontaan aar leen te aar bi dafay da commencé ci pneu yi beneen bi mooy lan mooy yàkkanti gi boobu nag maa ngi wax ak sama mbokk chauffeur yi transporteurs yi xam nga li andi souvent accident ñàkk nelaw bi parce que bëgg nañaa dem dellu si gars yi nañ ñu nelaw kenn mënoo ko lebe boo ko kii rek koy fay vraiment nañu daw ndànk dal ndànk tabaski bi comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñu bëri si askan bi di ko màggal alaba am ñoo xamante ñu ngi koy màggal suba incha allah si talaata gi waaye Mamadou Ndiaye nekk directeur de la prévention ca ministère de la santé et de l'action sociale moom tiitaange gu doy waar la am mu ni moom jamono ji lu mu tiitee sax daf ko jaaxal ndax gis nañ ni askan bi ñu ngi song bu baax a baax gaaru ceer yi ngir dem tabaski te mu ngi ñortu bu baax a baax ñu wàll ñi nga xamante ni ñoom nañuy fekk ji moo tax am na kàddu yu mu si dénk Ousmane Gueye ñu teewlu Mamadou Ndiaye nekk directeur de la prévention. su mu doon bañ a am moo gën nit ki bañ a dem
bañ a lor kenn bañ a loru tamit parce que feebar bi mu nga Dakar mu nga fu nekk sax mun nañu wax mais surtout Dakar ñi jóge Dakaru moo ci ëppee walla yenn région yi foofu Dakar lu mel ni Dakaru Thiès ak Saint-Louis walla Diourbel région yëpp daal am na waaye nit ki su munoon bañ a jóge daal fi mu nekk mu toog fi mu dëkkee daal mu jullee foofu moo gën loolu la ñuy digal nit ñi li nga xam ne nag aussi loolu gënalu leen ba xëy na kenn mënu leen a téye parce que téyewuñu kenn tamit dañoo ñaax askan wi wax leen ko ñii dem tamit fexe ba sàmmonte ak digle yu wax geste barrière yi mooy maanaam sol seeni masque soroyantoo raxas seeni loxo nit ñi daal moytu yenn yi bu baax a baax waaye nag bañoon a dem moo gën loolu lañ sant nit ñi loolu la autorité yi wax agent de santé yi tamit ñun ci loolu lañ taxaw loolu lañ digal nit ñi parce que feebar bi ku dem quelque part soo moytul di nga loru walla am koo lor walla day gën a wasaare feebar bi ci biir dëkk bi waaw li ñu xam nag mooy li am ni moom jar na jur tiitange parce que feebar bi dafa joli bu baax a baax te soo moytul tamit li ñuy njort mooy aussi que su nit ñi demee tukki dem ci biir réew mi ñëwaat encore mun na am loolu yëpp day tax ba feebar bi gën a am doole ci biir réew mi te loolu nag gënalul kenn. Mamadou Ndiaye directeur de la prévention mas bi ak chiffre yu doy waar yi tiital tamit ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Omar Sy jiite OSIDEA Cheikh Omar Sy moom lu ko jaaxal moom mooy chiffre yi tamit mu ngi doy waar bu baax moo tax lu ñuy wax catastrophe su amee du ko bett ndax tey jii rek Sénégal mu ngi am 575 cas juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom yu am mbas mi muy ñaax autorité yi état wu Sénégal ñi nañu fexe ba bu ñu confiné askanu Sénégal Cheikh Omar Sy nekkoon ganu Tok ak mi ngi Maram Ndiaye moom te xamante ni moom moo di Cheikh Omar Sy bëgg nekk maire bu Golf dafa am sax njàqare si élection locale yi nga xamante ni dañ ko jàpp si ñaar fukki fan ak ñett si weeru janvier atum 2022 ñu teewlu mi ngi Maram Ndiaye. coronavirus di wéy di lëmbee Sénégal ñay faatu lim bi di gën di yokku lu nu mel nag jaaxal lool ki nga xam ne rek moom moo di Cheikh Omar Sy moom nag tiitaangeem sori na lool. tey état bi amatul vaccin bu doy vaccin AstraZeneca jeex na li nga xam ne tey mooy Sinopharm bi nga xam ne li nga xam ne ñoo doon war a jël deuxième dose bi moom la ñuy jox ñenn ñi léegi pour première dose li nga xam ne tey mooy Johnson & Johnson ñu ngi koy xaar donc état bi amul tey vraiment encore ay doses yi nga xam ne bëri nañu Afrique sax 1% rek moo ci vacciné gum ci population bi yëpp nga jël ne état bi amatul moyen social bi nga xam ne accompagner population bi pour ci li nga xam ne mooy xeex mbas bi donc catastrophe mën na fa am parce que ñu ngi jëm ci vacances xale yi dañuy génn école mu ngi waaj a ubbi waat bu nekkee tey mesures yi nga xam ne tey dañ ko war a jël pour imposer pour affaire bi wàññeeku mënatuñ ko jël foo naa ne dinañ dem ci jafe-jafe. njiiteel kuréel gi nga xam ne rek moom moo di OSIDEA moom tey jii lu mu bëgg mooy ñu jël ay dogal yu dëgër ngir rek jëlee fi mbas mi waaye lii du confinement wala couvre-feu jàppul ni mooy yoon bu baax bi. confinement couvre-feu dina metti gis nañu tey Mauritanie aujourd'hui ñu ngi ciy delluwaat mais Mauritanie seen état boo xam ne dafa am doole état militaire la presque tey ñun nekkuñu ci posture boobu mais tey bu ñu ko naree def tamit dina nekk loo xam ne dina jafe ci état bu ñu fa waree tollu tamit mën na am ne état bi dina jël mesures yooyu mais pour l'instant gisuma guuma naka la ko état bi dina war a defee. mu samp ndëndëm sa maire bu Golf Sud si élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal moom mi nga xam ni nekkoon na fi député am na it ay tiitaange jëmale ko si yooyu la élection si jamono ji nga xam ne rek mbas mi ma ngay lëmbee réew mi mu jàpp ne rek nguur gi waroon na xalaat lu ni mel jamono ji ñu doon indi ay coppite si code électoral bi lee. waaw dama ne tey par exemple ba ñu jël loi bi ñu nekk ci contexte pandémie état bi waroon na xalaat ak opposition bi ak parlementaires yi yan amendement la ñu waroon dugal parce que le président de la république moo doon wax ci loi d'urgence yi nga xam ne tey en période de pandémie nit ñi nan la ñu war a def par rapport aux élections ak élections locales yi particulièrement mënoon nañ ci am benn amendement naka la ñu war a voter est-ce que war nañu campagne wala waruñu campagne naka la le processus électoral bi naka la naree amee ci période de pandémie loolu yëpp jotuñu ko waxtaanee alors qu'on va vers des élections locales est-ce que dañuy dem ci biir nit ñi di waxtaan ak ñoom loolu yëpp c'est une situation boo xam ne waroon nañ ci xalaat parce que tamit élections yi c'est en janvier 2022.
coronavirus du woy di lëmbee fii si biir Sénégal ay doomu aadama di si faatu moom nag mu joxañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne rek ñoom ñi yëngat si wàllu politique rawatina njiitu réew mi Macky Sall mu doon amal ay tournéem si jamono ji nga xam ne ña ngay guerre ak lii di coronavirus. mi ngi Maram Ndiaye si boobu la jamono ambassadeur bu turc moom jox na juróom fukki junni sénégalais ay ndimbal yi nga xamante ni yëpp na comme nu mu ko baaxoo defee at bu nekk ci wàllum tabaski bi su ko defee ñu mën a tabaski si jàmm su ko defee tamit ñoom ñu gis si seen bopp bu baax a baax ambassadeur turc bi teewoon na si li ni mel waaye Mohamed Gueye moo wax tamit si turam dañ koy teewlu si micro maam Seynabou Babou ak Mafal. am na yenn ñaari wala ñeenti organisation turque yoo xam ne ñëw nañ fi pour def fi ay rendi fi ay nag di ko séddale ñi nga xam ne ñoo soxla mbir mi la ci ëpp solo mooy wan sénégalais yi ak ñi nga xam ñoo soxla ne leen yéen kat am na ñoo xam ne nekk nañ seen ginnaaw di leen jàppale am ngeen ñoo xam ne yéen a bokk diine yéen a bokk même sentiment jóge fu sori ngir yéen sentiment boobu nga xam moom la ñuy jox population sénégalaise bi moo ëpp solo ci li nga xam ne moom la ñuy def fii nii. boo xoolee am na lu toll si ñeenti junni nag yoo xam ne dañ koo rey ñi ci war a bénéficié wu war a toll ci ay 50 000 personnes yoo xam ne war na ci mën bénéficié wu loolu noonu Turquie nag bu nekk juróom-ñaar nit ñooy ñi nga xam ñoo ko séq maanaam def don bi pour mu egsi si population sénégalaise bi en dehors ça tamit am na yeneen projet de développement yoo xam ne Turquie ñu ngi koy prévoir pour Sénégal bokk na ci construction yi ak yeneen aide humanitaire yi comme monsieur l'ambassadeur ko waxee am na benn agence bi ñuy wax TICA mi ngi liggéey Sénégal ngir coordonner effort yi nga xam moom la kii organisation Turquie di def ci biir Sénégal si loolu daal xam naa ne am na yenn jéego yu am solo yoo xam ne Sénégalais yi Turquie ñu ngi koy def biir Sénégal ngir jëmale kanam réew mi ànd ak population bi. France nañuy jëm rawatina ca capitale ba fekk fa suñu naataango bii di Abdou Latif Diop foofu Sénégalais yi ñu ngi waajal tamit tabaski tailleur yi tamit kenn demul ñu des waaye ñoom ku si nekk Sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi France ca Togol ku si nekk ni ngay waajee fête bi Abdou Latif Diop reportage. ñëw dinañ fête tabaski ci Sénégal. Sénégal yi nekk Paris nag ñoom kenn demul ñu des parce que ñoom itam jël nañ décision feetu tabaski gi fii ci Paris. La tabaski, donc la tabaski on la prépare depuis à peu près un mois et demi à l'avance pour les niaw pour s'organiser, avoir nos habits durant la tabaski pour pas être en retard. Parce que les couturiers, ils ont beaucoup de travail à faire. Donc, faut qu'on puisse donner nos habits rapidement, Inch'Allah. Atelier tailleur yi nekk 18e arrondissement ñoom ñëpp dañ leen a songu ñii di indi seen ñaw ñii di jël ci seen ñaw pour mën a féete Korité bi comme ni ko ñëpp di defee. ñu koy waajee Sénégal c'est benn la rek maanaam daanaka boo xoolee fii 25 rue Léon Paris 18e fii moom ni ñu koy waajalee Sénégal amul wuute gu bëri. soxna yi sénégalaises yaa ngi fi ñeneen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Afrique de l'Ouest Afrique centrale ñëppay ñëw indi seen i ñaw ñu ñawal leen noonu daal lay demee comme ni mu demee Sénégal rek comme HLM comme marché Sandaga daal. tailleur yi ñoom nelawtuñu lu doy ñoom ñëpp ñu ngi concentré wu ci ñaw yi léeg-léeg sax dañuy dem ba guddi gi xaaj lool naam duñ leen permettre sax ñoom ñu fanaan waaye dinañ guddee lool balaa ñuy wàcc ngir mën a àggale ñaw yi balaa bis bi. daanaka fanaan gi sax yoon may ñu ko waaye dañ fi guddee dañ fi nekk ba 2 heures du matin 3 heures yàlla xam na ni sax des fois dañuy xaw a jàppanteeg ñoom comme ni ñu koy defee Sénégal waaye yàlla baax na daal waaye kun ñawal daal boo delloo di nga ñëwaat. su fekkente ne ñenn ñi ñu ngi koy féete Paris am na ñoo xam ne nii aussi ñoom li leen soxal mooy njaboot gi nekk Sénégal ñu toog Sénégal la ñuy fexe ba ñoom seen feet neex ñoom lu ñu am rek doy na leen. moom da ngay xëy liggéey jour tabaski sax mën nga ko liggéey jour tabaski sax mën nga ko liggéey xanaa li problème bi mooy da ngay jël xaalis envoyé waa Sénégal waa Sénégal ñoom seen affaire bu baaxee rek yow sa xel lay dal quoi ñun dong loolu moo ñu soxal quoi Sénégal ñoom seen tabaski na baax rek ñun amuñu problème boobu quoi. fii ci Paris nag business tenue traditionnelle yi daanaka ñu bëri aussi dañ ciy dugg su feet yu mel nii amee ku mel ne Baye Fall ci yooyu la yëngu day proposer ay tenues yu ñëw ba pare
pour Sénégalais yi bëgg a jënd ko mën a feete seen tabaski. yére olof yëpp laa am waaw ay ñawi prêt-de-corps ak ay jasneer yëpp ku ko soxla ci kàttanu yàlla boo ñëwee di nga ko am ak café Touba waaw ci kàttanu yàlla. Sénégalais pare yi ñoom ñëpp ñu ci bëri ren ji taxaw nañ pour feete tabaski bi ndax daaw daanaka feete wuñ ko woon ndax coronavirus bi waaye ren ji ñoom fas yéewuñ ko bàyyeek waa Sénégal pour feete la tabaski ak loin de la famille. Abdoulatif Diop Paris rajo. Abdoulatif Diop dañuy jógee Paris ca France dellusiwaat si Sénégal dem ca Géejawaay nekk fii si Sénégal rawatina si Ndakaaru foofu promotion bi nga xamante ni moom moo di promotion wàllum wér-gu-yaram muy promotion 2021 jëm ci wàllum médecine ñoo amaloon ay journée de consultation sa cité Fadia rawatina tamit fu ñuy wax Gentaba foofu amal nañ fa ay consultation gratuite yooyu consultation Mor Gueye moom mooy seen porte-parole ñëw na indi si ay leeral si micro Mamadou de la Fati. ndax ku ne xam na ne politique c'est l'art de bien gérer la cité. ba tax na ñun en tant que jeunesse républicaine de la cité Fadia et de la cité Guentaba dañoo juger nécessaire être au chevet de notre population aspirer à tout ce qui est attente à leurs besoins ñu mën ci taxaw ba ci cadre boobu ci lañu xalaatee def une consultation médicale gratuite accompagnée de dons de médicaments destinés à toute la communauté de la cité Fadia. Activité bi dañ ko def en collaboration ak une promotion sortante de la faculté de médecine d'Odonto mu nekk une promotion boo xam ne vraiment disponible avec vraiment toutes les spécialités confondues mu nekk une délégation de plus de 30 médecins avec des spécialités différentes am na médecine générale am na pédiatrie am na géiatrie am na chirurgie dentaire également am na gynécologie ànd nañ ci aussi en partenariat ak beaucoup ñi nga xamante ni si nii ñu ngi ci secteur de la santé que mu nekk ay pharmaciens yoo xam ñu ngi ci gox bi ak ay médecins également accompagné nañu ci activité bi. ñu ngi aspirer très prochainement à faire d'autres activités beaucoup plus larges. ca boole jamono wàllum métital naka noonu violence sexuelle soxal na ONG bi di AG di PASTEF ñoom ñu ngi naqarlu tamit bu baax a baax yenn métital yu doy waar yu ñu amal soxna si wala soxna yi moo tax ñoom tamit amaloon nan tamit benn conférence de presse ak taskatu xibaar yi moo di la mi fàtti taataan na kàddu Ousmane Sène moom mooy coordonnateur boobule ONG ñu teewlu ko. ginnaaw dañu bëgg a dooleel baatu xale yi ndaw yi surtout ndaw jigéen ñi si métital yi nga xam ne dañ leen koy def jëm si seen wàllu awra ak yeneen métital yoo xam ne day jëm si seen wàllu psychologie wala seen wàllu yaram. parce que seetlu bi nga xam ne moom la ñu am mooy ndaw yi sonn nañu si violence yooyu te violence yooyu moom mooy tax de telle sorte que xale yi du ñu mën a dem kër docteur du ñu mën a amuñu ñi nga xam ne vraiment ñoo leen di déglu. gis nañu ne ñoom ak seeni waajur yi waxtaan bi nga xam ne bu xale tollee gis yokkute si wàllu cëram waxtaan bi nga xam ne moom war a waral diggante waajur bi ak doom yi du mën a nekk. donc loolu ñun la ñu bëgg a saxal à ce que parents yi mën a gérer seen responsabilité à si niveau boobu mun a toog ak seeni doom di mën a waxtaan ak ñoom si mbir yi nga xam ne dafay soxal si seen wàllu wér-gi-yaram. ñaareel bi mooy waxanteeg tamit état bi pour mu gën a doole structures yi nga xam ne dafay jàppale ndaw yi. ma jëlee comme CCA yi ñu gën leen renforcer ñu gën a mobiliser aussi comme jëmale ko si ndaw yi si seen wàllu wér-gu-yaram. mouvement aar suñu littoral nekk ca Géejawaay ñoom lu nekk wala lu soxal bande de filao bu Géejawaay loolu itteel na leen trop moo tax ñu ngi koy caxatee ku si nekk jël sa wàll. loolu ñu ngi koy naqarlu te tamit ñu ngi ñaax autorités yi ñu fexe ba lépp lu jëm ci wàllum déclassification ñu saytuwaat ko bu baax a baax dañuy teewlu Papa Michel Midi mooy coordonnateur aar suñu littoral ca bande de filao bu Guédiawaye ci micro moo di Lamine Fati. di continuer suñu plan d'action depuis ba ñu commencé di xeex décret 2021 en 701 bi nga xam ne moo déclassifié fii 150 hectares ci bande des filao zone Guédiawaye ñu wax ni ñun d'accorduñ ci di continuer di wax ni d'accorduñ ci donc defoon nañ fi benn sitting def fi benn point de presse continuer di def ay campagne ci médias yi di dem ay émission télé émission rajo yëpp tey ñu ngi ci campagne de caravane de sensibilisation jëmale ko ci waa Guédiawaye parce que dañu jàpp ni
population bi askan wi soxla na ñoom tam ñu xam ñun lan moo ñu tax a jóg soxla na ñu xam ñoom ñu xam lan moo xew parce que déclassifié nañ 150 hectares amaana am na boo def ndax am na ñu ko sax yëgul ñuy wax bépp doomu géejuwaay ki nga xamante ne da nga ne yow da nga géejuwaay moo la ñor géejuwaay moo tax ngay xeex géejuwaay moo tax nga am ndombal baat wala géejuwaay moo tax nga ne leader géejuwaay ngay doxal nga wax lan mooy sa position ci bande des filaos ñun ànduñu ci ku ci ànd tamit ku ci ànd di nga xamal ni ñun dinañ xeex ak yow xeex nag ça ne veut pas dire di la saaga ak yooyu maanaam lépp ñu def ñun mun a def pour décret bi président de la république abrogé ko dinañ ko def donc tey foofu lañ ko les leaders politiques leader de li ñu nekk géejuwaay yëpp tey amul kenn waru ci daw res maanaam ñëpp dañu war a prononcer wu de façon claire. ay football club moom jamono ji moom moo jël raw gàddu gi ci Ligue 2 Saint-Louis di waa Linguère de Saint-Louis ñoom dem dañ leen daan si tapis vert ndax seen licence nañu fàtte ca Ndar Géej mu nekk lu doy waar sa boobu la jamono ji bu Fatick ak Africa Promo Foot ñoom dañuy dem ca national bi nga xamante ni moom mooy bu njëkk bi ca Ligue 1 Gorée moom tamit mujj na sauvé boppam ñaari Tali ak Stade de Mbour dañ leen relégué maanaam ñoom seen situation dañu wàccaat waaye jàmbaar moom qualifié na lu ñuy wax coupe CAF jàmbaar at bi di ñëw wala saison bi di ñëw dina bokk si boobu la compétition leeral yëpp ak Cheikh Diop suñu natango. saison bi jeex na ci ay bés bi léegi xam nañu ñu jël raay yëpp Guédiawaye moo jël titre bi ci deuxième division bi ci digganteem ak Linguère bu Saint-Louis ci ñaar fukk ak juróom-benneelu bëccëg bi mujj ci championnat bi ñoom sax dañoo am ndam seen digganteeg Demba Diop FC ñetti bal ci ñaar waaye ndam loolee mënoon naa bañ a doy ndax bu Linguère gañe woon ñoom duñ ko jël Linguère mënoon yombal mbir yi ndax bañ war a jogante ci seen diggante Kër Madior ñoom ñii dañoo fàtte seen licence tax na sax ñu daan leen ci li ñuy wax tapis vert loolee it doon loo xam ne lu reetaan la waaye metti na lool ci ñoom ñii gannaaw ba ñu xamee ne ñoo jiitu woon ci classement bi te bu ñu amoon ndam rek ñoo jël championnat bi moom wàcc na ci national ba noppi Africa Promo Foot dina ànd ak J Fatick US Ouakam moom Sonacos moo ko daan ñetti bal ci ñaar Dakar Université Club moom Port Autonome bu Dakar moo ko daan benn bal ci dara Renaissance bu Dakar moom moo daan Africa Promo Foot ñeenti bal ci dara Africa Promo Foot sax moom ba saison bi tàmbalee ba léegi benn ndam dong la am ci jongante yëpp ci première division bi xamoon nañ ko jël championnat bi mu di Tëngéej mi nga xam ne sax da koo féete ndànk si dëkkam ak ay Pikine kenn dugul sa morom dara jàmbaar mooy teewal Sénégal ci coupe CAF saison bi ñu dëgmal gannaaw ba mu amee ndam lu yaatu ci digganteem ak Cneps Excellence bu Thiès juróomi bal ci dara Génération Foot mi nekkoon ci ñaareelu place bi doon ci am yaakaar doonte ne daa gagné ci Albouri Ndiaye ñaari bal ci dara jàmbaar moo ko rawee rek différence de but US Gorée moom dina des ci première division bi ci bëccëg bu mujj bii sax la xam lu ni mel gannaaw ba mu daanee Stade de Mbour benn bal ci dara Stade de Mbour sax mooy ànd ak ñaari Tali ci deuxième division bi Casa Sport moo daan AS Douane ñaari bal ci dara Dakar Sacré-Cœur nërmeelu ci diggante ak Mbour Petite Côte ñetti bal ci benn Jaraaf moo daan ñaari Tali benn bal ci dara Jean-Louis Barthélémy Diouf bu Génération Foot moo ëppal lu mu dugal saison bi mu toll ci fukki bit ak ñaar ki topp ci ginnaaw mu di Mafou Kandé bu Casa Sport am lu toll ci fukki bit. Cheikh Diop di la jaajëfal bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi yéen tamit amul seen fay la di jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon xibaaru marax yi 19h45 Aminata Ndong dina fi ñëw indi leen xibaaru français yi ma dellusiwaat fii si plateau ITV incha allah ci jukkib xibaar yi minuit di leen bàyyi ak seen programme ak ITV ak www.emedia.sn jaa ngeen jëf.